waroon def ci cant googu mu jox ko néew ju doole yi ak ñu nekk ci daara yi ngir ñu mën a mucc ci feebar bi. ñu fas yéene lañ ci daan def ñu jëm ko dajale seet waxtaan ci autorités yi seet daara yi seet néew ju doole yi ci wàll yi nga xam ne moom la ñuy xeexee virus bu bon bi nga xam mooy corona balaa bis bi ndax la 11 lañ ko jàppoon avril. Pape Dieye Saly Zik FM. Pape Dieye occasion la ci xale ci sëñ bi itam sëñ Xaadim mu daal di sollicité ni peine de mort faaw ñu delloo siwaat ko fii ci Sénégal ndax loolu dong fi mën a dindi rey yu metti yi fi am da doon ay xeetu reyu maa tey nag yu faaw nit ki xam ni mënta ëpp yàlla yërmande moom mi bind nit ñu teewluy kàddoom. ñuy naqarlu tam jamono ji gis na seetlu nañ crime yi bari na lool ci réew mi. maanaam ñuy faat jigéen ñi surtout jigéen ñi nga xamee ay jigéen ñu ndaw ñu leen di néewal doole ba pare faat leen. loolu lu ñaaw la loo xamante ne ñu ngi koy ñaawlu ba fa ñaaw li yem man nag lu ma jaaxal la. buñ dellu si waatoon peine de mort ku rey ñu rey la rek xëj na jafe-jafe yi dana jeex. doo xëy ñaari fan ñetti fan juróomi fan yoo déggul jigéen ju néewal doole ba pare faat ko. wala yeneen crime léegi nag waaye jigéen dañoo néew doole te jigéen islam da ko fonk te jigéen mooy ndey jigéen mooy soxna jigéen mooy yor kër jigéen mooy lépp yaakaar naa ne bu ñu xamee cër bi suñu borom jox jigéen kan du néewal doole jigéen ba pare di ko faat. ñu ngi koy ñaawlu di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu jeexal ko ci réew mi ndax it rey yi doo xam kenn mënu ko justifier. ndax xale bu jigéen ba ñu reyoon ca Thiès reyaat keneen ku mujj di Khady Diouf kañu ni moo ko rey di ab sëriñu bu nekk foofee tudd Chérif Assane Fall ni bu ëmbalee day doon gàcce day gàcceel baayam yu mel noonu la sàkkoon xale bu jigéen bi dindi ëmb ba moo lànk ca la ànd ki taalibim daal di koy fóot daal di koy faat rey ko te nëbbu ci dara loolee ngi am guddik samedi jàpp dimanche nekkite yoo sax nag bi ñu defee autopsie xale bu jigéen boobee nekkite ëmbul woon benn sage-femme rek moo wala infirmier moo remarqué woon ab ëmbam te njoxtu ko ginnaaw test yi mu njëkk a def waaye ba ñu defee autopsie nekk te yow sax foofu nag ëmbul woon kon rey na bakkan ci maali faro noonu le doon rek di sëñ as di ñaawlu noonu muy boom yi ñuy boom kon jigéen ñi fexe di raxas oto yi di ko nettoyer ci façon systématique wàññi itam xat-xatloo yi ci am sababoon na ndaje bi doxoon ci diggante ministre bi nga xam moo yor lu jëm ci wàllu transport ak itam acteurs yi nekk ci wàllu transport ñu fexe jël ay motuwaay loolee di plan bu ñu lal ngir continuer xeex bi ñuy xeex Covid-19 fii ci Sénégal Cheikh Ahmed Tidiane Seck. secteur bi gën a yomb lawal doomu jàngoro Covid-19 jël na ay gànnaayam soobu ci xeex bi mu dik wàllu transport woto yi fees di surcharge kenn dootu ko nangu ci tali yi Omar Youm di jëwriñ bi ñu dénk wàllu infrastructure ak transport terrestre. cet gi ci gaaru ceer yi cet gi ci biir oto yi di raxas oto yi mais cet bi aussi place yi nga xam ne foofu la ñuy toog ñu éviter li ñuy tuddee surnombre de passagers xam nañ ne maladie bi contact ak rapprochement lay gaaw pour jàll loolu nag dañ ko war a tere wax nañu passagers yi nañ ko bañ a accepter ñu ngi ñaan police ak gendarmerie comme niñ koy amee habitude di ko def di sàmmonte ak loolu def na gare frontalière yi loolu nga xam ne manifeste la maanaam ku ñuy yëpp ci oto war nañu xam sa tur xam fi nga dëkk xam sa numéro téléphone loolu li tax faak dafa am cas suspect dañuy circonscrire cas bi di xool kan la nekkaloon ban moyen de transport la jël fan la dugg. AFTU ak société Dakar Dem Dikk nangu wéye dëppoo ak tëralin yu ni mel donte la sax am na lu muy wàññi ci seen ak gafaga Mbaye Amar njiitu ko AFTU. guerre la boo xam ne réew mi la engagé kon ñun ñëpp réew mi la engagé lii du xeexu ministre du xeexu président de la République du xeexu tarixa du xeexu askan te nun AFTU mi ngi transporté 1 million quelques personnes par jour si charge bi aussi moom mooy problème bi nga xamante ne yéen moo leen gën a intéressé affaire bi incha allah danañ ci taxaw bi nga xamante danañ ko wàññi ba affaire bi set danañ wax ak chauffeur si danañ wax ak receveur si danañ wax ak régulateur yi noo ngi ñaan it président de la République ak état ñu jàppale nu aussi ndax ñun tam dañoo am ay charge oto boo xam ne 1 million et quelque mi ngi ci charge la bokkul ak personne de bord bi nga ne ko yóbbul 19 personnes Guédiawaye ba Dakar kooku du ko mën ñun tam ñoo ngi koy xaar ci loolu mu jàppale nu mbootaay yi aar ak yelleefu consommateurs yi di way jëfandiku yi ci seen ak wàll teew ca ndaje ma di sàkku dogal ya ñu jël ñu jëfe ko ngir nag ndabuk Sénégal ci kaw coronavirus. États-Unis lu toll ci juróom fukki nit ak juróom faatu nañu ci coronavirus ña fa doon ay chômeurs itam bari nañu lool loolee soppi ak dellutel ginnaaw gu am solo ci wàllu koom-koom gi surtout ña fa doon ay immigré leerali ak correspondant spécial foofee ca États-Unis Mohamed Seydi.
fii ci Amérique coronavirus bi tax na ba lépp tegu ci suuf buñ ko taamalee ci doomu dëkk bi kenn ñemeetu taxawaalu ci mbedd bi lu yàgg wala dem fu nit ñi di dajee resto ak bar yu bëri presque taxaw nañu li si bëri kuy jënd yi dañ lay mujj livré ji supermarché yi nit ñi di fa daw utali ngir ravitailler wu li ñu mën pour plusieurs semaines ndaxte kenn xamul ndax dinañ am date annoncé ci lu yàggul fermeture grande surface yi situation bi jaaxal leen lool ndaxte ñu bëri xaarewuñu ko te it économiser wuñu woon lu doy bis boo xëy nit ñi di gis ñu naan leen amatul liggéey yi ba tax ñenn di waxtaanee sax ani nan la ñu nar a fayee seeni luwaas ak yenn prêt te buñ ko càmbaree ba ci biir yooyee tamit mën touché bépp immigré ndaxte ñu si bëri fii dañuy luwee te mu wóor ni balaa ñoo yónnee Sénégal bu dee seen économie bariwul jiital tal seen bopp balaa tal keneen ndax nag ñu si bëri amuñu fi mbokk bu leen di xettali lu jëm ci ndaje yi tamit ñu yor réew mi yemale ko ci fukki nit ba tax na loolee tamit mën naa affecté bërëbu jullikaay yi ak yi ni mel Zik FM Atlanta Mohamed Seydi ñu ngi lay jaajëfal espace aérien bi ñu ko tëjee fii ci Sénégal faw mu impacté suñu koom-koom mais sa baabu mi xam-xamam maa ci jëm ci wàllu koom-koom moo ni xalaatee day dimee ndaw ni ko kon lu ciy pexe mënu ko taxawal rek benn cellule de crise boo xam ni day bàyyi wàlla xel bu baax impacté bi nga xam ni tëj googee dina ko impacté koom-koom gi ñu mën ko gaaw anticiper voilà mu ñuy lor ñu teewlu kàddu yi may sa baabu. commencement lañ ne feebar buy doog a commencé kenn xamul fu mu yem. mais li muy xeeñ dafa neexut ndax soo jëlee benn segment boobu rek benn secteur boobu la mi nar a faagaagal fi mu ne nii dafa xaw bari ndax soo tëjee hôtel yi restaurant yi ragal naa sax 10 000 personnel fixe bi ñuy wax da koy ëpp. sagam benn secteur boobu moo jar a tiit te lii ñëpp lay laal. dana jafe fi mu ne nii ci yoon lañ ne pour ñu def kii bi wante dalul xel daal damay joxe exemple ndaw rek Italie am na benn compagnie aérienne bu sonn réew ma nee na da koy état bi nee na da koy jënd kon kooku xaarul crise bi jeex mu doog a xam ne kii dee na ba pare déedéet daf ko dabu. laaj nañu ko itam may sa baabu ni ko ndax Sénégal li mu dajale ci xaalis ci xeex ak wopp joojee di Covid 19 doy na déedéet wax dëgg yàlla doyul ba tax na. pexe bu ñu mën a def baneen ngir waajal budget bi yokk ko ndax wopp ji demagul de nañ teewlu xalaatu économiste bi may sababu. benn milliard ci ñeenti junni laa la wax de soo ne benn milliard nga ciy génn di xeex te affaire bi xeex la guerre la sax guerre moom baat boobu dañ koy utiliser kon man jàpp naa ne su doon guerre nga jëlee ko ay fetal day lay rey parce que loolu bariwul kon su ma jëlee comparativement réew mu mel ni Maroc. nga xam ne ay 10 milliards la ñuy wax nga xam ne presque soo ko tekkee suñu xaalis ay 600 milliards la mais da ngay xam ne lii mooy fulla nag mooy fayda ndax affaire bi soo ci deful ndànk ba mu man la ëpp la doole la nga doon bañ 4000 milliards budget bi sax dañ ko ci def kon te su boobaa mën nañu faagaagal kon man jàpp naa ne benn tuuti na ñaar nañ xoolaat fan lañ mën a jël ci budget bi ak su dee ne dañuy arrêté yenn projets sax ñu arrêté leen. muy am solo di may sa baabu ñi nga xam ne ñooy lay ak di jeexaat or ci àll ba seen ministre tudd Aïssatou Soufi Manga Sibi jël na dogal dakkal seen gasum or moomee ndax foofu itam mën naa nekk yoon ndax anam gi ñu koy defee xam ngeen ni bari na ay ñugu ñuxu ci ndox mi ñuy sotteeg tameek layeek yu mel noonu dëgg-dëgg mënees na cee wàllante tawat joojee doon Covid 19. nañ teglu ministre bi ci boppam na mu dellu see ca la sabab mu aaye ko ci micro Cheikh Ahmed Tidiane Seck. lépp luy liggéey ba nga xam ne gaskatu wurus bi lañ doon def foofu ndaxte itamit foofu dafa bari ñu fay nekk kenn xamul te ñoom itam souvent duñu am information yi à temps ñaan nañu seen agent yi pour ñu bañ a ñëw Dakar ñi nekk Dakar bañ a dem nga xam ne contact bi tamit du bari ñoom daal jël nañu seen matuwaay ba contact yu bari dootul am mais terewul tamit seen activité bi dina continuer impact bi xam nañ ne dina bari mais du ñoom rek ndaxte tey suñu xoolee suñu yaay yi nga xam ne ñu ngi jaay ci booru école yi ñu ngi jaay ci booru marché yi tey ñu tere leen ko mais xam naa ne président dina sensible ci loolu te dina seet xëy na naka lay def ba jàppale activité PME ak PMI yi nga xam ne tey dañu nar nekk au ralenti. mu doon lu am solo ñu jeexale ci defal leen rek résumé ci coronavirus ci Sénégal ci àdduna bi Gambie enregistré na cas bu njëkkam benn jigéen la bu am ñaar fukki at ak benn Angleterre la jógee aw Maroc daal di ñëw ci Gambie
bi ñu ko testé nekk dafa am Covid 19 kon mooy cas bu njëkk bu Gambie mi nga xam ne muccoon na ci wopp joojee am na sax nag fàttaliku leen ni wopp joojee ci àdduna bi dal na 198,000 personnes 18 muy téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yu toftal fukk ak juróom-ñetti nit ñoo xam ne am nañu wopp joojee ñi ci dee toll na ci juróom-ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett 7948 loolee mooy bilan bi nga xam ne am na bi woppi ju commencé ak léegi si Italie nag ginnaaw Chine moo ëppaleegul ñu dee Chine ëppaleegum Italie topp ci ndax Italie fi nekk nii bu ñu seetee ay deewam toll na ci 2053 ñaar fukki simili ak benn toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Voici Trafic News. Aba situation tali bi. Voilà, merci beaucoup de dëkk bi di wéyee di yéen ñi choisir le boulevard du centre de la commune de Dakar bàyyi ko nañ foofu rek wutali rond-point bu nekk pour Sacré-Cœur foofu la jaare fa le service technique foofu la dafay am ay jafe-jafe rawatina intersection bu nekk foofu la maanaam sortie maritime jëm service technique ça ralentit dans les deux sens ndax oto yi bàyyi ko boulangerie Kappa foofu la ñu transité di rappeler aussi des lampes yoo xam ne ñu signalé sur la route nationale xat na ci diggante Poste Thiaroye wutali rond-point sud c'est saturé en ce moment pour Pikine Aly Niayes Lover Fall partout des ralentissements sont à noter Hadj Mansour. ok Aba Djiba balaa ñu dem ak ñu jox benn xibaar bu ñu fi jot léegi am na ñaari roppalaan yoo xam ne dañuy vidd jóge France wàcc tey ci aéroport bu Cap Skirring lañ ci bëgg mooy rapatrier doomi France yi nga xam ne ay touristes la ñu woon ñëwoon foofee ci Casamance Sénégal comme daa tëj ay frontières am te bëgguñu doomi France yi tàggatéem bi fii am na roppalaan yu vidd yu jóge France ngir ñëw jël seeni doom fii tey ci Cap Skirring Casamance jëlee leen fi ci àllarba ji yóbbu leen ñu ñibbi ca France ñu dem sport. kal bépp activité bu ñu amal ci Sénégal gi yëpp niki noonu tamit joueurs yi nga xam ne dañoo nekkoon regroupement ñu libéré leen ñu ay kër lépp ñu dakkal ko diirug weer ci noonu tamit assemblée générale bu ñu namoon amal ci weerum avril gi ñu dàq ko ba jëmi jamono te fas yéene nañ ànd ci xeex bi ngir dakkal bi la jàngoro ci noonu dinañ jébbal nag comité bi nga xam ne moo ngir xeex lii di coronavirus bi 10 millions ñuy sàkku bépp kuréel bu bokk si ñun mu engagé wu bu baax a baax ci côté autorité yi ngir lu jëm ci wàllum sensibilisation bi ngir ñu xeex lii di coronavirus. S'impliquer, de s'engager résolument aux côtés des autorités dans le cadre de cette lutte à travers la sensibilisation. Coronavirus boobee assemblée générale u CAF dàq nañu ko ni ki itam CHAN bi. waaw soo xoolee nag ak tolluwaayu bi la jàngoro ci àdduna bi loolu tax na nag ba comité d'urgence bu confédération africaine du football di CAF jël ab ndogal dàq nag lu jëm seen réunion comité exécutif bi ni ki noonu tamit 42e assemblée générale bi nga xam ne fas yéene ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril ga ñu jëm foofu ca Cameroun googu sax moo fas yéene woon dara nag lu jëm ci wàllum CHAN bi nga xam ne dañ ko bref si la ñuy fas yéene ndax képp lu jëm ci wàllum tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal bàyyi ma Anta Mboub ñu xuus ci xibaar yi. CCBM Automobile, représentant exclusif marque Volkswagen d'origine allemande, numéro 1 des ventes en Europe, à Gridwall, numéro 1 des ventes en Chine. Moo leen di may